mbokk yi ñu seetaan asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaar di leen baalu ax di leen baal ax ñu ngi am mbégte lool ci génn gi ñu génn ci mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ñu ci ñaan yal na ko yàlla nangu lépp lu ñu ci def ci ay salaatul fatiha yal na ko yàlla ful ñu ngi baalu ñëpp ax di leen baal ax gàmmu waxtaan la waxtaani ngëneelu sallallahu alayhi wa sallam gën a feddali suñu cofeel ci moom gën a feddali roy gi ñu koy roy moom sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo ñu wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon lépp lu ñuy jàngale ci moom ndax dañu koy roy ndax dañu bëgg a mel ni moom mënuñu koo naam waaye fa mu tegoon tànkam ñu teg ko fa ndax dëgg dong la ñuy orienté wa ma atakum rasul fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon lépp sunna la mais dafay nekk itam occasion ci kilifa diine yi ñuy waxtaan ak seeni ay njaboot di comparer dundu yonente bi njàngalam yonente bi ak li doon actualité di ci def ay orientation di ci wax ci li méngoo ak diine ak njàngalam yonente bi di wax itam dund gi askan wi dund te xëy na méngoowul ak diine te méngoowul ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa yooyu nag ci fu mu doon ci réew mi ku nekk ak fi nga tànn ngir di fa def sa ay yëngatu di fa def sa gàmmu mais ñu jël benn exemple ci Seyd Mouhamadin al Moustapha Sy al murshidul am mooy le responsable moral dairatul moustarchidin wal moustarchidaati lal na ay points yu bëri yu am solo ci gàmmu gi ak enseignement bu am solo bi mu ci def mais jàngat décortiquer li nga xam ne mooy situation politique nationale mais bi loolu weesoo ci rédaction yi ci rajo yi ci réseaux sociaux yi ku ne ak ñi ngay commenter ak ni nga xalaatee ci wàllu nawloo ci wàllu respecté ci wàllu interprétation bu méngoo ak li eggale njàng mi wala toj ko ba ñëpp mën koo comprendre malheureusement ci biir Sénégal yi ñuy woowee ay analystes wala ci biir journalistes yi nga xam ni foog nañu ni ñoom dégg nañu message yi ci jotaay yi ñu toog dañ ci gis ay njuumte yu doy waar ma jël benn exemple misaalu journaliste bi tudd Pape Amadou Fall ci onde yu Zik FM la waxe ni dafay décortiquer discours Serigne Moustapha Sy mu ni Serigne Moustapha Sy dafa mënut a digérer jàppale gi xalifa généraux yi jàppale président Macky Sall mu nekk njuumte gu mag man bu ma dégloo Pape Amadou Fall wax ñu ni analyste politique la damay tiit bu ma déggee ñu ni moom am na xam-xam ba dafay jàngale communication ba noppi interpréter discours Serigne Moustapha Sy bi façon interprétation bi man damay tiit Serigne Moustapha Sy lan moo koy déranger ci ay xalifa généraux yu soutenir candidature Macky Sall président Macky Sall mënut a déranger Serigne Moustapha Sy keneen déranger wul Serigne Moustapha Sy dafa jàngal njabootam mi yar teggin sutura ak topp ci ginnaaw njiit kon amul luy bàyyeeko ci xalifa général benn bu mu mën di doon buy déranger Serigne Moustapha Sy ki gën a tuuti ci njabootam sax loolu du ko déranger waxuma la ak moom Serigne Moustapha Sy caaxaan déranger woo Serigne Moustapha Sy analyse bi dafa tuuti te gàtt xëy na moom Pape Amadou Fall ci ni mu jàngate ak li Serigne Moustapha Sy wax lépp ni mu xóote li ci nekk ci am jàng moom gisu ci en tant que analyste moom gisu ci lu dul ni li xalifa généraux yi jàppale Macky Sall daf ko déranger xalaatam gàtt na lool te tuuti na lool wa fi anfusikum afala tatafakkarun ñun am nañu xel yi ñuy xalaate mun nañu déglu discours mun nañu déglu waxtaan ginnaaw bi ñu nekkee ay njaboot ñun li ñu dégg ak li Pape Amadou Fall wax ñun daf ñuy wan moom niveau bu suufee bi mu am te mu ni analyste la daf ñuy wan xëy na ñàkk neex dañ koy boole ci ñi discours Serigne Moustapha Sy neexul comprendre nañu ko grawul mais faw mu nangul ñi ni analyse politique bu gàtt la def bu gàtt bu xeeblu
bu primaire boo xam ni nit mënu koo def ci discours Serigne Moustapha Sy ñu ni yow analyste politique nga wala yow ko am xam-xam nga wala yow ko am dégg-dégg nga wala yow koy jàngat wax nga non ni mu ko xalaatee tuuti na te gàtt. Encore une fois Pape da ngay essayer fréquenter njabootu Serigne Moustapha wala nga jéem a dégluwaat waxtaanam jéem ko décortiquer man je me pose la question ni est-ce que kii déglu na sax discours Serigne Moustapha Sy bi non dama foog ni dégg ko dégluwu ko dafa am envie pour tontu ko rek xëy na parce que jombu kanamu sëñ bi neexu ko sañ na ko beneen jàngat bi mooy jàngatu beneen journaliste bu tudd Pathé Mbodj moom nee na Serigne Moustapha Sy naka jekk ba ñu ko xamee ba léegi ci politique la nekk sos na parti coowam li nekk diggante mag Issa Sall moom xamul li xew xamul lan moo dox ci diggante Serigne Moustapha Sy ak professeur Issa Sall xamul kañ la ñu ànd xamul kañ la ñu sos parti PUR wala principe yi taxoon ñu sos ko dañu tàggat Serigne Moustapha Sy dafa tàggat ci njabootam lépp lu nit nekk ci àdduna damuy doxal àdduna na ci njabootam nekk parce que loolu la ñu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jàngal mooy universalité àdduna biy dox nekkalu fi ma Samba nekkalu fi ma Demba nekkalu fi Ablaye nekkalu fi Momar ñépp la nekkal te ku nekk am nga sañ-sañu wax joxe sa xalaat te bokk ci ñi àddunay doxee est-ce que dafa araam Serigne Moustapha Sy sos parti politique est-ce que moom mos naa gis Serigne Moustapha Sy ni moom candidat la est-ce que gis na lenn luy dox ci réew mi njabootu Moustarchidina wane ci ak yaafus kon dafa mel ni waxam ji amuloon raison d'être wala maîtriser wul lu muy wax wala wax rekk neex ko ñun Pathé xam nañu sa position ñoo bokk métier mi te respecté nañu la lool mais xam nañu sa position tey duñu ko dévoiler nag parce que am nañu ay collègues am nañu ay confrères yoo waxtaanal discrètement wax leen fi nga jëm ki ngay jàppale ak ki ngay dooleel kon boo xëyee ak say kàddu attaqué Serigne Moustapha Sy mun na ko bañ a déranger moom wala mu déranger njabootam mais juste faw ñu rappeler la ni la li ngay wax maîtriser woo ko te xamoo ko parce que ni Serigne Moustapha Sy dafay politique rek am njàngaleem orientation weesu na tey fi gis-gisu ñiy def politique ci Sénégal toll comme comprendre ko ñu jéem la recadrer waat delloo la ci discours ba nga déglu ko jàngataat ko ba xam discours politique la wala leçon bu mën a servir Sénégal la ren ba déwén wala leçon bu mën a servir Sénégal la pour ay siècle ku nekk am nga sañ-sañu féete fu la neex waaye bu fekkee da ngay mbubboo aw tur muy ñu ni yow journaliste bu leer nga yàgg nga ci métier bi am nga ci connaissance am nga ci expérience da nga ciy jàngale vraiment nga bañ a gàtt xalaat bañ a gàtt dégg-dégg bañ a gàtt gis-gis bañ a gàtt ni ngay xalaatee bañ a gàtt ni ngay orienté wala interpréter xalaatu keneen bind téere dafa compliqué bind discours dafa compliqué bu ñu ko xalaatee ba wax ko balaa nga koy jéem a décortiquer da nga koy toppaat ko ba comprendre kiy wax loolu lay wax parce que boo bëggee interpréter waxu keneen te maîtriser wu lu muy wax jàngoo ko jàngaatoo ko nafaroo ko te moom expliqué wu la ko yaa ngi trahir ponkalum journaliste mu ñu naw nag ci Sénégal war nga jomb di wax ñu ciy duut baraam wala ñi lay dégg xam ni yow li ngay jéem a analyser maîtriser woo ko parce que toppoo ko suivre ko loolu jaaduwul muy ñaari jàngat yu ñu remarqué. Par contre beneen analyste politique bu tudd Pape Diogaye Faye comme yéen jiite fi journal xam bu baax comment ça fonctionne le pays di def ay jàngatu politique yu am solo la mu wax mooy moom ni mu déggee message u Serigne Moustapha Sy orientation la bu ñi jiite réew mi bu ñu amee xel mun nañ ci sukkas ni ko xam ni bari na lu doxul ñu dégloo ko côté bu positif ngir mën ci jubbanti li doxul ak li dëng mu dox mu jub noonu la ñuy jàngate da ngay déglu discours delloo si waat histoire defaat rappel poser ci ay questions boole ci wax ni dama njort ndax borom mi bind discours bi nettaliwul ko te doo njabootam pour comprendre fa muy waxee donc ñu ngi saluer courage bu Pape Diogaye Faye
ci ni mu leerale ci relation bi musa dox ci kilifa diine ak kilifa aada boole ci discours bu jóg bu nekk day nekk leçon boo xam ne mun na servir gouvernement bi jiitew askan parce que Serigne Moustapha Sy dafa njaboote ñu bëri ci askanu Sénégal ba tax na boo dee mbubbooti journaliste mën nga nekk njaboot mën nga jëm fu la neex mën nga contre ko la neex mais comme nee nga journaliste nga da ngay honnête ci sa ay démarches da ngay honnête ci sa ay propos fexe say kàddu lépp rafet même bu fekkee da ngay jàngat mais say kàddu rafetul te li ngay jàngat maîtriser ko te li ëpp ci sa ay kàddu du dëgg loolu dafay poser problème te dafay wàññi crédibilité mos naa ko wax atum 2015 année bousculade bu mun naa bi ma ni leen c'est trop facile nga toog ci sa salle reer ba suur ak sa njaboot di waaj a tëdd sa xel dem ci lëf nga ni dégg naa lii day man nii laa ko jàngatee sa yoon ci yow li ngay jàngat est-ce que du day attaqué ki wax est-ce que du day attaqué ki fekkee est-ce que du day attaqué ki am ay preuves te yow mi koy attaqué da ngaa reer ba suur tëdd rek aj say tànk foog ni yaa rey golo gi alors que maîtriser woo dara ci li ngay wax donc encore une fois presse bi nañuy assister di teewlu discours yi bàyyeekoo ci xadara yi ngir bu ñu ci joxe seen xalaat man ka cay joxe bu jub rédaction yi nañuy envoyé ci xew-xewu diine yi ay journalistes yu mën a dégg niveau bi ñuy waxee ci wàllu diine nañu bàyyi discours yi ñuy jël di ko def ay coupon di ko dagg li la ci arrangé wala quand tu veux attaquer une personne nga dagg fi nga ko bëgg a attaquer def ko benn extrait pour attaquer personne boobu te ki ngay attaqué di borom njaboot nekk kilifa encore une fois nit ki mënul interpréter discours Serigne Moustapha Sy te déglu ko mu jeex wala mu comprendre ko wala mu nekk njabootam dans ce cas nag bu fekkee nee nga nit ku ñu nawloo nga ci wàllu xam-xam soi-disant grand journaliste da nga war a dal da nga war a tey da nga war a bañ a attaqué nit ki da nga war a bañ a wax lu la wóorul vraiment d'accord ñu benn yoon ak Pape Amadou Fall ak Pathé Mbodj ci ni ñu analyser discours Serigne Moustapha bi dafa yomb lool vraiment ni mu woyee fi dafa ëpp nit ki wax na rek nga jël ci forme bi wax lañ ci xalaat féete yow ci sa appartenance politique daal di attaqué kenn te muy kilifa diine di borom njaboot non Sénégal ni muy doxee weesu na foofu xale yi jàng nañu am nañu xam-xam bu dee ci xam-xamu diine bu dee ci xam-xamu communication bépp mag bu foog ni li nga jàng ci communication doy na la ba lu la neex interpréter xalaatu jàmbur boobee dina am kenn ci njabootam ku ëpp lu njàng te mu raw la ci wàllu diine tegg say wax teg ko fële bu fekkee la ngay wax méngoowul ak yoon et désormais faw ñu xool nu ñuy interpréter waxu kilifa diine yi safaanu loolu képp ku jalgateeti tekki kilifa diine kàddoom ni mu la neexe des na la xamal ni yow la sa niveau suufee waaye kilifa diine gi li mu wax am na fu mu ko teg parce que maîtriser wu leen en général kilifa diine yi la ñuy wax ku mënta jàng Faatiha bu sell mënul interpréter koo xam ne discours am lépp ci alxuraan la ak sunna nañu bàyyi caaxaan yi te bàyyi borom njaboot yi ñuy fonto Serigne Mouhamadou Moustapha Sy dépassé na interprétation yi ñu koy jox naan dimbali gi ñu dimbali Macky Sall daf ko déranger wala di ko taxé politicien du morom du nawle du maas te xalaatewul fi ngeen di xalaate ñuy encourager aussi Pape Diogaye Faye parce que ni mu xalaate dafa rafet mooy discours bi ñi jiite réew mi mën nañu ko jariñoo ndax dafa am solo effectivement dafa am solo ma leen di renvoyer waat yenn journalistes yi ñu dégluwaat discours bi jàngat ci mu nekk leçon bu leen di servir seen mbokk moo doon def jàngat boobu ngeen déglu ko bu baax nag ak xel bu baax ak xel te xam ne Sénégal diine daf fi am doole mais pas ay caaxaan ci wàllu politique wala parce que tu es grand journaliste nu la neex xalaate nit ñëpp a jàng li kaas defa bokkul waaye ku xëy guur sam kaas jaa ngi jëf caani bekk MMD Média abonné leen suñu chaîne man di jot notification bépp beneen vidéo bu ñu dugal te dina bokk ci li ñuy soutenir aussi ngir ñu mën a continuer àndandoo ak yéen ci jàngat yi ñuy def ci lépp lu Sénégal laaj na ko surtout ci lépp loo xam ne dafay ñoŋal xalaat ak njàngaleem kilifa diine yi jaa ngeen jëf. mbokk yi ñu seetaan asalaamaaleykum
ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaar di leen baalu àq di leen baal àq ñu ngi am mbégte lool.